ñun ñi nga xam ne ñooy jeunes yi bootu ci ginnaaw président Maodo Malick Mbaye ñu tuddee ñu waa jàmbar les jàmbar nekk jeunes actifs autour de Maodo Malick Mbaye pour la victoire de Benno ñu boole ci aar réew mi donc tur boobu nag bi ñu ko tegee nekkul choix bu anodin jàmbaar mooy ki nga xam ne dafa am taxawaay mais ci biir tur bi dégg ngeen ci ngir aar réew mi donc loolu beneen taxawaay la dinañ ci ñëw ci kanam bu ngeen gisee li am tey dañu def analyse par rapport ak situation politique bu dëkk bi ñun en tant que des jeunes ñu am ci ñaari cër bi ci njëkk mooy ay sénégalais lañ yor carte d'identité nationale bu Sénégal mais beneen bi ci topp ànd ak le président Macky Sall depuis 2009 et de manière ininterrompue gunge ko ci combat yépp donc bu ñu yegsee fii tey gis ni situation politique bi demee war nañ ci mën a joxe suñu xalaat ñu def constat nag gis ne dëkk bi yëngu na te li ko yëngal li ci ëpp politique la ñu gis récemment ay yëngu-yëngu ci taal dëkk bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñun ñu ne dañuy porter combat mais pas comme ni ko ñenn ci ñu bokkal Benno bi di defee bu ngeen génnee ñu génn xeex ak yéen bu ngeen taalee dëkk bi ñun ngeen fi fekk loolu am na ñuñ ko dénk muy les forces de défense et de sécurité et que am nañ yaakaar bu rëy ci ñoom di profiter di leen féliciter que nii dëkk bi dinañ ko teg ci yoon ñun nag comme ay politique lañ ci politique la ñuy wax président Macky Sall dafa lancé récemment ay signal yu fort gis nañu bi Lions yi jëlee ndam li mu woo obédience politique yëpp pouvoir comme opposition société civile ñoom ñëpp dajale leen ne leen nañ leen teeru Lions yi mu doon image bu rafet image bu ñu war a préserver ñu gisati mu tabax stade bu rëy tuddee ko stade du Sénégal tuddee ko suñu le président sortant di le président Abdoulaye Wade loolu liñ ciy jàngale mooy suñu dëkk bii li mu soxla mooy dal président il a compris parce que nag man dama gëm ne opposition bi lii ñuy def nii du sax loolu la ñu war a def mais ñoom mën nañ ko sént ci ñoom mais ñun ñi nga xam ne ñun la ñu dénk ndax président Macky Sall sénégalais yi wàccoon nañoo ak moom ci li ma gëm ndax depuis 2012 lu mu fi laajandoo ko opposition bi bañal nañ ko opposition bi jox ko dénk ko suñu sécurité dénk ko suñu santé dénk ko également suñu cadre de vie mu doon nag responsabilité bu am solo mënuñoo mel ni ñoom li ñuy def di saaga ak di xaste duñu defee noonu moo tax ñuy woo jeunesse Sénégal ci dal ci xam ne dëkk yi ñu wër yëpp ñu ngi tàkk te it lii nga xam ne suñu borom dimbale nañu ko moo xam ci pétrole la ak yeneen yi dëkk yëpp teg nañ ñu bët te ñu gis ne ci porox ndoll yu mel nii la ñoom ci la ñuy jaar pour semer chaos ci dëkk bi donc ñun nag li président Maodo Malick Mbaye di wax quand l'essentiel semble être en danger alerter devient une nécessité ci loolu nag ci la ñu jugee ñun ne dañuy wax ak suñu moroomu jeunes yi parce que am na yeneen xeexukaay Sénégal reconnaître lu dul la voix des urnes taal dëkk bi tey dama leen di wax supposons xool leen Sénégal fi mu tolloon de 1960 à 2000 xool leen fi mu jugee de 2000 à 2012 de 2012 à 2022 gis nañu ku ci nekk mérite bi nga xam ne am nga ko ñun ñu gis ne vraiment président Macky Sall mu ngi ci li mu war a nekk gis ne opposition bi attaqué wuñ ko ci lu dul liste bu jàllul ci lu dul at ci lu dul lu jëm ci cadre purement politique donc ñun nag ñu gis ne vraiment kon ci bilan suñu xel dal na ndax gisuñu ku ko attaqué ci bilan loolu li muy tekki mooy président Macky Sall li mu warloog sénégalais bu deful lépp def na ci kéemtalaay kàttanam donc ñu di ko ci sant di ko ci gërëm mais di wax ne aussi ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal Benno Bokk Yaakaar bu ñu topp ñii ci li ñuy def ndax Sénégal soxlawul fitna Sénégal soxlawul ay donc ñu ngi profiter
di wax ne lii nga xam ne teg nañ ko muy jàmbaar bi dina nekk benn outil boo xam ne d'abord day dox jàmm dinañu dem def ay rencontre ak jeunes yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi waxtaan ak ñoom par rapport ak enjeux yi nga xam ne nii moo fi am mais également fexe ba li nga xam ne ñeneen ñi nekk ci kujje gi dañ ko taxaw bëgg ko def te ñun ñu mënoon ko ndax wax dëgg yàlla tey ku ci mel ni ñun ñi nga xam ne ci quartier populaire yi lañu dëkk duñ ñu reprocher ñàkk fit lii ñuy def xaste ak saaga ñun mën nañ ko mais duñ ko def ndax sénégalais yi ñun lañ wóolu bàyyi woon leen ñoom dénkuñu donc ñun nag am nañu taxawaay bu ñuy permettre au moins ñu mën a fexe ba li nga xam ne président Macky Sall nal na ko ci dëkk bi ñu àggale ko. politique nag il faut que nit ñi dafa am lu dangereux lu nit ñi di def mooy gis benn leader rek mu yor otoom di daw rek nga daw topp ko nañu bàyyi loolu parce que leader bi ngay topp li nekk ci moom lay def ci yow ñun dañuy sant yàlla ñun ñu ànd ak président Maodo Malick Mbaye ku fi mës a def commentaire wala nga attaqué opposition yi ci ay wax yu ñaaw woo na la ci yow bu dee ndawam recadré la. oui. xamal la ne ni président Macky Sall dafa wane yoon bi 3 ans la opposé ñetti at kese ñu tam ko fi lu ne wax ko fi lu ne mais tontuwul kenn. pas-pasam ak détermination am tax tey mu nekk président de la république ci man bëgg a falu warul tax ñu saaga warul tax ñu xaste te it bu yàlla dogalee ñu am président boo xam ne crise économique bi am xool leen taxawaay bi ci président am tey jii nii ñu ngi naan dëkk bi dafa metti dafa dund gi dafa cher mais du Sénégal rek nañ dem Mali nañu dem France nañu dem ci les pays développés fépp foo dem même constat bi ngay def léegi président Macky Sall mérite bi mu am xam ngeen mooy ban mooy au moins fexe na ba subventionné dund gi fexe na au moins ba gasoil bi nga xam ne moom la ñuy defee transport en commun yokkuñu ci ñaar dërëm fexe na également ba lu toll ci 534 familles ku ci nekk mu jël ndimbal lu toll ci 80 000 envoyé la ko ngir dimbale la ko yamul foofu nañ xool les fonctionnaires souvent damay dégg ñu tudd les enseignants mais képp kuy fonctionnaire nekk fonction publique yokkute googu président yokk yëg nga ko donc nag problème bu amee li ñuy xaar ci njiitu réew mooy jéem a trouver ay solution ku gis barki démb bi mu demee ci le président russe et que may préciser foofu Sénégal ñi fiy yab président Macky Sall fii rek lañ ko yabee tey kuy seetaan télé di nga gis ne président Macky Sall adduna yëpp dañ ko jox cër fépp fu mu dem dañ koy jox ay honneur dañ koy katagal dañ koy teeru donc ñun nañu gën a dalal suñu xel ñun ñu ànd ak moom te xam ne sénégalais yi weddi wuñu président Macky Sall. par contre tey lañ ko gën a gëm parce que léegi ci salle bi damay dajeek benn nit mu ne ma man ànduma woon ak Ousmane Sonko ànduma woon ak président Macky Sall mais Ousmane Sonko bëgguma ko taxawaayam ak posture bi nga xam ne am na ko tax na man ma bëgg a def lu ma mën ngir président Macky Sall gagné élection yi nga xam ne moom lañ jëm mais beneen bi nga xam ne bëgg naa ko wax ñi nga xam ne ñooy jeunes yi nañu xam ne cohabitation baaxul ku weddi na xool France depuis bu ñu jógee ci seen législatif yi ba léegi nii dëkk ba bougé wul parce que ñun ci suñuy constitution ni ñu ko dogalee président de la république ndem mooy la plus haute institution tey jii lépp loo xam ne daf koy décider day jaar biir assemblée nationale. donc assemblée boobu nag ku gis opposition bi taxawaay bi ñu am lan rek la ñu xam mooy lu naqari président Macky Sall neex nañu léegi nag comme ñu ngi ci crise boo xam ne ku ci nekk ci ñun yëg nga ko il faut que ñu jéem a xam ne dañu war a soutenir le président de la république par rapport ak législatif yi parce que président élection présidentielle beneen rendez-vous la boo xam ne dinañ dajalewaat ñu tànn mais par rapport ak législatif yi nii dañuy wax ñi nga xam ne ñooy ndawi dëkk bi ñu comprendre que ni nekkul question de doomu aadama nekkul question de diw laa àndal wala diw mais da ngeen di xam les enjeux de l'heure xam fi nga xam ne fa la mbir yi toll et wax dëgg yàlla amour bi ñu am ci Sénégal bëgg gi ñu bëgg Sénégal ak taxawaay bi nga xam ne nii bëgg nañ ko am te it ndawu Thiès yi desuñu ci ginnaaw damay fàttali dëkk bi ci mois de mars tàkk na mais fii Thiès donte dëkku bañkat la tey boo xoolee changement yi nga xam ne ñoo ëpp te jugee ci ay yëngu-yëngu Thiès la sosoo waaye gis nañ ne bi opposition bi di yëngal ba léegi nii
Thiès mu ngi ne tekk nit ñi bu ñu yeewoo dem xëy liggéey bu ñu wàccee nekk seen i njaboot loolu nag damay profiter pour lancer appel président de la république certes def na Thiès ndax tey jii ñun ñi nga xam ne ñoo fi dëkk ñi deewoon yaa 100 ans ku ci dekk woon sa kër booy dellu doo réer da ngay dox ba yegg président Macky Sall def na ci ay changements yu considérables à savoir stade bii nii tey ñuy footballé à savoir bus yi nga xam ne nii mettre na ko à la disposition des Thiessois ak université Iba Der Thiam mën nañu marché au poisson bi nga xam ne nii def na pose première pierre bërki dem donc yooyu yëpp muy ay jëf yoo xam ne nii defal na ko Thiessois te ku ki far ak moom ak ki farul ak moom la ko boole. donc war naa ñu ngi lancer appel président ci yooyu di ko wax ne na gën a renforcer Thiès parce que waa Thiès contre ñu ko ñiy wax président Macky Sall Thiès dañ ko contre loolu c'est archi faux Thiès soutenir na président Macky Sall Thiès gëm na politique gu président Macky Sall di ko ñaan moom le président mu renforcer ses lieutenants yi nekk fii ñu gën a am taxawaay bu ko defee préoccupation Thiessois yi ñu gën ci taxaw en tout cas ñu ngi wax opinion bi ne leen dëkk bi fii mu toll du xët-xët moo koy régler du taal dëkk bi moo koy régler mais nañu ànd ak dal dox ci jàmm ba li nga xam ne yéene nañ ko mu jóge fi donc beneen bi nga xam ne nii bëgg nañ ko wax muy ay remarques yoo xam ne nii man damay jàpp ne des fois yenn sénégalais yi dañ dul toog di xalaat par rapport ak situation bi parce que tey boo gisee opposition bi woote waa sécurité urbaine ne jàpp nañ ab benn rebelle bu jógee Casamance te bu njëkk xamoon nañ ne rebelle lañ fi mais Casamance lay am biir Ndakaaru te yéene yi nga xam ne amoon na ko mooy fexe ba jaxase salfaañee paix ak stabilité bi nga xam ne moo am ci dëkk boobu noonu sénégalais yi mel ni information boobu lu ndaw la te dafa doon lu rëy ñu jigee di ci opposition bi woote ñu jàpp 11 personnes yoo xam ne dañoo préparer ay cocktail molotov bëggoon ci taal ak rey ci ay nit bu ñu sukkandikoo ci li média bi wax donc mbiri nag bu tollee foofu jot nañu def rétroperspection jéem a toog dëpp ci suñu dellu suñu bopp toog xalaat ba xam li nga xam ne nii moom la ñuy wut pouvoir jar na jàmm ji nga xam ne nii moom la ñu am nii donc li mu jaral nit ñi nag dinañu ko jaral duñ leen fekk si ci li ñu nekk duñu mës a toog naan dañuy génn di jàkkaarloog ñoom parce que comme ni ma ko waxee léegi police ak gendarmerie ñu ngi ciy def liggéey bu am solo. salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di wax ni man maa ngi tudd Mohamed Samb bokk ci ndaw yi nga xam ni dañuy ànd ak le président Maodo Malick Mbaye ngir liggéeyal le président Macky Sall sama wax nag daanaka du bari ndax man fi may accentuer sama intervention ci fenn la rek ci benn aspect boo xam ni dama ko bëggoon a partager ak ndaw ñi ngir ñu xam le pourquoi ñun ñu ànd ak Maodo Malick Mbaye mu ànd ak le président Macky Sall olof day faral di wax ni wax loo xam waaye nga nettali loo fekkee man mii di wax ak yéen je suis un acteur de la formation professionnelle et technique je suis formateur en agri-élevage depuis 2011 donc mine de rien j'ai fait 11 ans de service dans le ministère de la formation professionnelle et technique bi ñuy ñëw ñun nekk ay ndaw bëgg formation mënuñu am formation bi ñuy ñëw nekk ay ndaw bëgg bi ñuy def formation ñu accompagner ñu à l'insertion amuñu ko ñun bi ñuy ñëw ñun di def formation dañoo bëggoon insertion amuñu ko avec l'arrivée du président Macky Sall en 2012 man j'étais déjà en service au CFP de Matam Macky Sall bi muy ñëw fan la fekk formation professionnelle loolu aussi dafa jar a laaj dafa jar a wax fi mu ko fekk mooy formation professionnelle amul woon plus de 100 centres yu fonctionnel ndax it bu ñu fàtte ni centre mën naa am waaye mën naa bañ a fonctionnel Macky Sall bi muy ñëw 100 centres yu fonctionnel amul ci Sénégal déjà 100 centres amul sax waxuma laa yuy fonctionnel actuellement ni on peut compter plus de 145 centres bi ci mujj rek mooy bu Goudiri bi nga xam ni le ministre Dame Diop moom la doon inauguré le vendredi passé donc en tant que jeune
en tant que jeune ñu nekk ci secteur boobu le président Macky Sall indi ay projets yoo xam ni c'est pour la formation l'encadrement et l'insertion des jeunes yan projet la muy 3FPT bërki dëmb la ñu jógee fii Thiès bañ nañ ko bani bépp jeune la wax bépp jeune bu am formation ak bu mu mën a doon na nga ñëw ñu financer ko accompagner la en l'insertion waaye loolu musu fee am waaye loolu musu fee am dama ni mu teg ci le président Macky Sall loolu ñun ñëpp xam nañ ko bi muy jox ANAMO le président Maodo Malick Mbaye mais ñaari maison de l'outil moo amoon yu nekk ci ay maisons conventionnelles Dakar ak Touba actuellement l'ANAMO am na plus de 12 maisons de l'outil yoo xam ne moo ko moom mais loolu musu fee am dama ni waxuma leneen mais mi ngi indi DER ñëpp xam nañu ni jeunes yëpp ci bokk yem képp ku ci am projet laa ni nga dem bindu ji man je me rappelle ndeysaan en 2007 ba may bind sama projet ba yóbbu ko FNPJ ba ma ko ñëwee bind ko ak na ma ko bindee wóor na ma ni sax baaxul mais amu woon sax ku ma ni nii la ñuy bindee projet ba ma ko bindee maa ngi fàttaliku reeja ma ndaw sa reewoon ndeysaan xam naa daan kii xamul li xew xamul ni fii indi projet yii c'est de l'utopie reeja ma ree ba léegi maa ngi gis image bi mais léegi loolu amatul le président Macky Sall da ngay toog fi nga toog ay nit ñëw mu créer DER ay nit ñëw la accompagner la dans l'élaboration de ton projet waxuma laa dara ñu financer la accompagner la mais loolu musu fee am waay mais loolu bu amee dañ ko war a wax mu ñëw créer Agri Jeunes créer des formations de courte durée luy loolu xam nga ndaw ñi dañ leen a yónni yàkkamti leen 3 ans de formation yi 4 ans yi dafa yàgg mais le président Macky Sall ni léegi xam nga ce qu'on va faire dañuy xool ci benn aspect wu benn métier ñu jàngal la ko à 6 mois buñ la ko jàngalee boo paree ñu financer la nga dem liggéeyi loolu mais loolu mosu fee am mbokk yi mais bu amee dañ ko war a wax loolu moo waral ñun ñu ànd ak le président Macky Sall damay wax ni jeunes yi jeune warul ànd ak koo xam ni tanewu ko ñun nag yàlla may nañu ñu ànd ak tudd président Maodo Malick Mbaye lu tax mu ànd ak ñoom le président Maodo Malick Mbaye foo dem bépp couche bu nekk ci population bi boo fa demee ñuy xëccu ni Maodo Malick Mbaye ci ñun nga bokk mais demal ci leader d'opinion yi mais demal ci famille religieuse yi foofu dem Serigne Mbaye Sy Mansour wax na ko nee na ko sopp moo la dugal ci politique waaye fii ñun toog fa nga waroon a toog yow Maodo Malick Mbaye ndax relation yi ñu amoon nag ay parents dama ni boo demee ci journaliste yii ñii nii taxaw koo ci wax mu Maodo Malick Mbaye ci ñun la bokk lan moo ko may jikko moo ko may foofi dem ñu ngi koy xëccoo ñun nag yàlla may ñu ko loolu moo waral may wax jeunes yi nii leen nañu xoolaat est-ce que ñun dañoo war a nekk jeunes yoo xam ni dañoo war a sànni xeer est-ce que ñun dañoo war a nekk jeunes yoo xam ni dañoo war a woo ci taal dëkk est-ce que ñun dañoo war a nekk jeunes yoo xam ne dañoo war a nekk di saaga kilifa yi diine yi non loolu duñu ko def ñun loolu sunu responsabilité générationnelle mayuñu ko ñun dañuy ànd ak le président Maodo Malick Mbaye dañuy ànd ak le président Macky Sall tabax dëkk bi parce que loolu mooy sunu rôle amul leneen luy sunu rôle fi may terminer mooy jeunesse bi nga xam ne moom majoritaire ci dëkk bi décidé nañ à partir d'aujourd'hui amul kenn ku ñuy koo xam ne danañu woo ci xeex amul kenn koo xam ne danañu woo ci ay saaga amul kenn koo xam ne danañu woo ci taal dëkk bi ñu lay wuyu actuellement nii ñun li ñu décidé mooy nous devenons des jàmbaar jeunes actifs autour de Maodo Malick Mbaye ngir aar réew mi te loolu nag jeunes yu Thiès yëpp dañoo décidé nekk ci liggéeyal le président Maodo Malick Mbaye liggéeyal Sénégal liggéeyal le président Macky Sall je vous remercie. merci jërëjëf. Je m'appelle Gora Salam bu gën maa xam ci Gora Thiès ñu naan ma MC li ma bëggoon a wax lépp sax boo xoolee ba ci biir sama naataango yi wax nañ ko ki nga xamante ne mooy Ibrahima Diouf Ibrahima Diagne ak ki nga xamante ne mooy Pape Mohamed Lamine Samb dafa am lenn lu ñu ciy dolli rek lu ndaw a ndaw lu tuuti parce que ñun jeunes yi dafa am benn action boo xamante ne moo nekk si maanaam fugg bu mu ñu yóbbu ci dara
des fois dañuy jékki-jékki rek ndiw neex na ma rek bu génnee dañuy génn bu génnee dañuy génn nañu xool principe bi nga xamante ne moom la ñu war a àndee ak nit ku xool li nga xamante ne moom la fi président de la république def Macky Sall war a xam ni ba mu fi nekkee ba léegi nii amul benn président fu mas a jaar jamonoy Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ku fi def li mu fi def mën nañ leen si limal tuuti rek lu ci mel ni BRT lu ci mel ni TER bi lu ci mel ni SEMI bi Promoville université ne kenn mënu koo lim xoolal ma espace numérique ouvert sphère ministère yi marché international Diamniadio pôle urbain bu Diamniadio arène nationale maanaam su ma dee wax sax fi laay fanaan université yi nag mooy université Amadou Mahtar Mbow université Iba Der Thiam kon ngir yàlla war a suulu yi est-ce que ñun war nañoo toog di topp keneen di bàyyi ki nga xamante ne mooy président de la République Macky Sall jeunesse bi nag yeewu nañu te boo xoolee li nga xamante ni moom mooy wàllum culture dëkk bu dee dox faa mu am njàng ak étude ak culture mënuñu ko génne ci dëkk ba tax na bépp musicien bi nga xamante ni moo ngi nekk ci région de Thiès moo xam écrivain nga moo xam art ngay def moo xam musicien nga moo xam lépp loo mën def teg nañ benn coalition boo xamante ni pour fësal li nga xamante ne mooy liggéeyu président de la république du ma guddal nag bu loolu weesoo damay kontaanaat ci ñi nga xamante ne ñoo ñëw wuy suñu presse bi nga xamante ne ñoo ñëw couvrir événement bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ñi nga xamante ne mooy jeunesse gëm sa bopp citoyen yi nga xam ne ñoo see ci mouvement ñoo see ci nga xamante ne mooy APR li leen nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam di leen wax wasalaam incha allah jërë ngeen